waxtu ginnaaw bañ ko tegee loxo moom Baye Modou Fall ñu gën koo xamee ci Boy Djiné fële ca Missirah ga ca Tambacounda section recherche gendarmerie ñu ngi koy yabal fii ci Ndakaaru jóge nañ fa sax juróomi waxtu ci ngoon ba léegi moom ak yeneen ñetti nit ya ñu àndaloon moom Baye Modou Fall Boy Djiné nag ci diirub juróomi fan la réeroon takk der yi ci biir Sénégal. Mouvement pour la défense de la démocratie di M2D fas yéene wàcc ci mbedd mi fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bi ñu nekk ay manifestation ca place de la nation ngir juróom-ñetti ndaw yi ñu tegoon loxo ci weeru mars ak fitna gi fi amoon ñu bàyyi leen ñu dellu ci seenu kër. boo moyul ay jafe-jafe dina am ci wàllum paj mi ndax alliance ànd gësëm mi door ab tournée tey ji leen ne ci fan yi di ñëw dina banque ay yoxom door ab grève ci jamono jooju SAMES di syndicat bi ëmb médecin yi fële ca Mbour ñoom tey jilee dañoo dëddu salle de consultation yi ci kanam tuuti di ngeen xam lan moo ko waral dog-dogaat bi ñu door ci gox-goxaat yi nekk fii ci réew mi rawatina ak Kër Massar mi nekk ab département ministre collectivité territoriale ak jëwriñ bi ñu dénk wàllum biir réew mi tey jile ñu ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi ñoom dañoo jàpp ni dogal yooyu la ñu jël liñ ci namm rek mooy fexe ba askan wi lu ñu bëgg ci wàllum gouvernance administrative ñu fekk leen si ba mu mot sëkk loolee lépp taxañ la nes tuuti ñu taxar ñi ko. Baye Modou Fall ñu gën koo xamee ci Boy Djiné xam ngeen ni teg nañ ko loxo tey jëlee ca Missirah fële ca Tambacounda moom ak yeneen ñetti nit yi mu àndaloon ñu ngi leen di yebal fii ci Ndakaaru bàyyeekoo nañu foofule juróomi waxtu ci ngoon section recherche gendarmerie ñoom ñoo leen gunge sax kii di commandant légion bu Tambacounda moom moo joxe xibaar yu ni mel ginnaaw ba mu jàkkaarloog taskatu xabaar yi ay waxtu ginnaaw bañ ko tegee loxo moom Baye Modou Fall fàttali ni dimanche ci fajar bi la weesu la rëccee ci camp pénal bi nekk fii ci Liberté 6 Moussa Oumar Gueye ca Tambacounda. Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné ak ñett ci ay naataangoom ñi nga xam ni jot nañ leen jàpp fi nga xam ni mooy ci Missirah ñoom nag nekk nañ ñi nga xam ni war nañ leen yóbbu nu mu gënee gaaw daal di leen jébbal section recherche bu gendarmerie nationale ki ka xamle moom mooy colonel Daviko Guilamani commandant légion gendarmerie est Tambacounda Kédougou. donc ay côté 10 heures benn mooy suñu motocycliste. daan moo kon ni gis nañ fi benn TN Max bu romb waaw donc bu ñu ko dabee ñu fekk ko station d'essence bi nekk Missirah après bi ñu ko laajee ay question mu ne effectivement si la ne effectivement moom ak Boy Djiné ñoo àndoon après quelques minutes après benn auto tamit ñëw benn auto particulier ñëw ci motocycliste bi bi ñu ko interrogé ci la ne effectivement moom moo transporté woon Boy Djiné mais dafa wàcc dugg ci biir dëkk bi donc ci lañ mettre beneen dispositif c'est-à-dire wër dëkk bi yëpp ensuite commencé di ko rechercher ensuite éléments yi nekkoon ci entrée village bi mooy Missirah après seen ko muy daw ci lañ ko dàpp ko te bi ñu defee ci une vérification gis na ne effectivement moom la Baye Modou Fall alias Boy Djiné dañ fa ay matériel bi ñuy utiliser souvent pour def ay cambriolage moom ngeen di gis nii donc actuellement ñu ngi préparé puisque waa Dakar ñoo yore l'enquête bi ñu ngi préparé pour transférer ko Dakar. ci fàttali ci atum 2016 ki di commissaire de police bi fi nekkoon di Yaya Tamba moom moo jiite woon escorte bi nga xam ni bi ñu jàppee Boy Djiné ci frontière bu Guinée Conakry Carrefour Linkeri moom moo ko jëli woon indi ko ba ci commissariat police bu Tambacounda xanaa rek ñu ni ñi nga xam ne ñoo fi yore kaaraange force de défense et de sécurité nekk nañ ñu xarañ ñoo xam ni saa su ne ki nga xam ne moom mooy Baye Modou Fall Boy Djiné bu dawee bu yegsee ci diwaan bi ñu daal di koy teg loxo. ma combat parce que toujours combat leeralaat ni bàyyeekoo nañu foofu ca Tambacounda juróomi waxtu ci ngoon utal si fii ci Ndakaaru fii ci capitale bi M2D di mouvement pour la défense de la démocratie na ma wàcc ci mbedd mi fukki fan ak benn ci weeru juin ak ñaar fukki fan ak ñett ngir ay manifestation ca place de la nation li ko waral mooy ñu ne am na juróom-ñetti xale yu ñu tegoon loxo ci weeru mars émeute yi fi amoon ñeent ca Diourbel yeneen ñeent ña ñu ngi leen denc ca Ziguinchor la ñu bëgg mooy ñu feexal leen ci seen jàkkaarloog taskatu xabaar yi tey ci suba Chérif Ngaïdo moom moo wax ci seen tur ci micro Aminata Mbari Sow.
xalif général sëñ Mountakha Mbacké yóndee woon si ñun benn ndaw pour ñu bàyyandiku li nga xamante ni moo nekkoon manifestation yi te ba loolu amee aussi ñu dalandi woon parce que dafa am ci loolu ay points yoo xamante ni dañ ko joxoon mu tolloon ci 10 points yi nga xamante ni dañ ko jébbaloon pour mu wax ci ki nga xamante ni moo nekk président de la république. ba loolu amee daf ci am benn point bi nga xamante ni ñun moom moo ñu gënoon yitteel point boobu noonu mu ngi nekkoon ñu libérer képp koo xamante ni jàppoon nañ ko ci manifestation yi. ku xam M2D nag xam ne jàmm rek la mos a woote ku xam M2D aussi xam ne liberté doomu aadama rek la mos a woote ci loolu dafa am suñuy camarades yi nga xamante ni dañoo nekk ci ay xat-xat ñu ne waruñu toog di leen di seetaan ci loolu ñu ne dañuy organiser ay rassemblement ay manifestation pacifique le 11 vendredi 11 bii di ñëw ci Dakar Ziguinchor ak Sédhiou ak Diourbel du moins mais aussi le 23 juillet le mercredi 23 juin ku xam 23 juin xam ne c'est une date symbolique. ngeen jéggal ma Alioune Badara Mboup moo doon wax ci turu M2D ñu wax ci àtteb Madiambal Diagne ak Souleymane Teliko ba léegi mu ngay am fële ca tribunal correctionnel bi ci Ndakaaru moom taskatu xabaar bi dañ koy toppee wàllum diffamation maanaam ay kàddu yu teguwul ci dëgg njiitu UMS Union des magistrats du Sénégal moom moo ko cay topp moom taskatu xabaar boobule ci ay plateau télé wala sax ay rajo dafa dem toog di tuumal magistrat bi ne dafa am ay koppar yu mu jël te warul woon demee nu ni mel rawatina lu ñeel àtte bu président tchadien ba woon di Hissène Habré dinañ ci dellu ci yeneen jotaayu xabaar. M23 moom am na ay kàddu yu mu yëkkati ci yenn ci ay activiste nu ñuy doxalee fii ci réew mi secrétaire général bu mouvement boobule dafa gis rek ne activiste yooyu le dañoo ànd ak njuumte ci yenn ci ay dossier fii ci réew mi rawatina wàllum suuf lu ci mel ni fële ca Dougar wala fële ca Nianing ba nekk ca Malicounda. Ousmane Ndiaye secrétaire général bu M23 gis rek ni ci mbir yooyu le mairie bu Malicounda ak entreprise marocaine boobu di Picok ñoom ñoo amee dëgg. Ousmane Ndiaye ci micro Mamadou Fall ak Ababacar Kama. ci Nianing coow ci wàllu suuf jib na fa ñun ñépp nag bu ñu bàyyee xel wax ji nga xam ne ni jóge na ci mouvement boobu ñu tudd jóg jot na bàyyi xel wax ji nga xam ne ni maire Malicounda wax na ko bàyyi xel wax ji nga xam ne ni chef de village bu Nianing wax na ko ñu gëstu rek te gis dëgg kese tax ñoo jóg dinañ mën a wax bu ñu neexee waat que ne Nianing amul benn jafe-jafe suuf amul scandale foncier amul spoliation foncière bu fekkee ne saytu ngir gis dëgg ak yoon kese aussi moo tax ñuy wax bu ñu demee fële ñu naan Dougar jafe-jafe ci suuf chaque jour ñu dégg ko askan wi di jóg di ñaxtu alors que ñi nga xam ne nii ñoo tudd Pickup Investment ñoom lépp fa ñu waroon jaar ngir am suuf sa jaar nañ fa ba am suuf sa te projet bi nga xam ne nii moom la ñu bëgg a teg foofu dafa nekk projet boo xam ne ni utilité publique la ngir njariñu askan wi la. Alliance ànd gësëm te mu ëmb ay liggéeykat ci wàllum wér-gi-yaram ñoom door nañu benn tournée nationale tey jile mu fas yéene jeex fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ñu ngi ko dooree ci hôpital Aristide Le Dantec tey jile ngir fexe ba yëgal seeni morom li ñuy xeex jamono ji ak waaye it grève bi ñu namm amal fan yi bu fekkente ni nguur bu Sénégal gestuwu leen ci seeni jafe-jafe waxtaan ak ñoom wut ci ay saafara Papa Djabel Dieye moom mooy vice président alliance bi ci micro Fatou Bintou Konté ak mission bi nag li ko yëkkati mooy dem waxtaan ak suñuy militant ñi nekk fii ci Ndakaaru ak ñitam ñi nekk ci gox-goxaan yi maanaam ci région yi ci suñu plateforme bi pour waxtaan ci ak ñoom ci li tax les tenants et les aboutissants ndax su boobaa suñu yeggee ba war a dem grève ñoom ñu xam lan moo tax waaw parce que plateforme bi comme ni ko sama collaborateur bi waxee fukki poñ ak ñaar ñoom ñoo ci nekk ci fukki poñ ak ñaar ñooñu am na ay questions statutaires comme
le reclassement des techniciens supérieurs bi nga xamante ne signé nañu décret bi c'est vrai mais signé guñ arrêté d'application bi. Il y a également des questions à incidence financière comme augmentation de l'indemnité de risque indexé ko ci pension de retraite bi ak augmentation indemnité d'itinérance bi ak yeneen. su ko nguur gi déggul dañuy dem grève waaye. médecin pharmacien ak chirurgien dentiste yi nekk fële ca Mbour ñoom tey moom dañoo xëy bañ ne duñu liggéey li ñuy naqarlu mooy convention bi dox diggante société boobu ñu naan Polymed ak hôpital bu Mbour wàccoowuñu ak la ñu waxtaan ba tënk ko ci këyit. SAMES section Mbour doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi docteur Abdou Karim Diop ay kàddoom Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoo ko taataan. service bi nga xam ni moo yore mbirum rajo yi ak échographie yi ak scanner yi nekk ci biir hôpital bi waaye keneen yore ko ñu koy tuddee Polymed foofu dafa am ay jafe-jafe yu fa am ndax ñi fay liggéey amuñu dara loo xam ni moo leen di aar liggéey bi ci foofu ci Polymed dafa xaw a jaxasoo ndax service bu amee ñaari kilifa kenn xamul ku nekk fi sa tànk war a taxaw bu boobaa dara du sotti dara du dox ndax ku ne yaakaar nga ni yaa war a doxal ki ci des warut a doxal mbëkkante moo fay nekk waaye dara du fa sotti. li ci topp mooy convention boobu ñu signé ak diggante Polymed ak hôpital bi loolu mu wax ci chef de service benn fànn la ci mais bari na ay fànn yu bëri yoo xam ni Polymed respecté wu ko benn bi mooy appareil bu paan balaa ñu koy defar day yàgg malade di toog di taxawaalu fu ne ñu dem fa pour defi rajo wala ñu defi scanner appareil yu nga xam ni yenn yàqu na am na ñaari at wala ñetti at ba léegi defaruñ ko. ñu des ci wàllum wér-gu-yaram ba léegi journée mondiale du pied beau tey lañ koy célébrer maanaam xale yi nga xam ne dañuy juddu seeni tànk di dëng ci hôpital bi ñu leen jagleel ñoom ndaw ñi Albert Royer amal nañu édition bu njëkk bi tey jile mu doon buntu ci docteur Daouda Gueye nekk chirurgien pédiatre mu gën a xamle askan wi ak jàngoro boobu nga xam ne dafa laaj ab opération bu doy waar sax prise en charge bi tam nekk na lu cher loolu ba tax na ministère de la santé joxe na kàddoom ne dinañ ci jéem a def ay Fatima Touré Amadou Ba ñoo fa xëyoon reportage. ci seen xar kanam ay rongoñ yuy tuuru yaakaar daati judduwaat ci yaay yi nga xam ni seeni doom dañoo am rek feebar bi nga xam ni seeni tànk dafay rinki feebar boobee nag tey ñu koy màggal ci àdduna wërngal këpp tax nag ñoom ñu daati def ay témoignages. ni ma ko dundee metti na lool 9 ans ngay faj sa doom te gisoo résultat nga gis ku la mën a fajal sa doom ba tànkam tegu ci suuf kon ni ma ko dundee daal foor na trop. sama doom bi dafa juddu woon ak pied beau ma commencé ko faj ci docteur Khadim Gueye mais bi ma ñëwee fii Albert Royer fi laa amee résultat moo ngi nii di dox di dem di def lépp. nekk nag feebar boo xam ni mu ngi commencé di yëngal réew mi docteur bi di chirurgien pédiatre nag moom ci Albert Royer di rek wax ana naka la opération bi di demee. Donc c'est un traitement qui comprend 3 phases. Une première phase de plâtrage, c'est-à-dire on réalise des plâtres successifs tous les 7 jours pour permettre de rendre le pied droit. Après, il y aura une deuxième phase, c'est la phase de ténotomie, c'est-à-dire on va couper ou bien allonger le tendon d'Achille, c'est-à-dire c'est la corde qui se trouve au-dessus du talon, qui va permettre de maintenir toujours le pied droit. Et pour empêcher la récidive de cette maladie, il faut une troisième phase qui est beaucoup plus longue, qui va durer, qui va aller jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est la phase de port d'attelle et qui est la phase vraiment la plus importante pour empêcher la récidive. mu nekk nag édition bu njëkk boo xam ni Sénégal mu ngi koy fêté journée mondiale ñi nga xam ni rek seeni tànk dafa daati rinki ca Albert Royer thème bi nag nekkoon intégration effective de la prise en charge du pied beau selon la méthode Ponseti dans le système de santé. nekk nag benn occasion boo xam ni képp ku nga xam ne rek chirurgien taxawoon nga foofu jël nga engagement ngir rek daal di dimbali xale yi ba ñu mucc ci feebar boobee.
di jéggalu ci yenn kàddu docteur boobu nga xam ne kenn tekkiwu ko démb ba léegi Kër Massar nekk na ab département léegi lu officiel la tey jile ngir waxtaan ci dog-dogaat yooyu la ci gox-goxaat yi nekk ci réew mi ministre bi ñu dénk collectivité territoriale ak ministre de l'intérieur jàkkaarloo nañoo ak taskatu xabaar yi waxtaan ak ñoom nee nañ loolee liñ ci namm rek mooy fexe ba askan wi lépp lu leen yitteel ci wàllum gouvernance administrative ñu mën koo lijjanti ci ni mu gën a gaawee Maimouna Ndiaye ak Youssou Baro. ñetti arrondissement xar kanam bu yees ñu indi ko Kër Massar doon léegi département ñi fare ci nguur gi di yaatal xibaar yi ñu am. liñ doon tuddee arrondissement des Niayes nga xam ni Yeumbeul Nord la woon Yeumbeul Sud Kër Massar ak Malika dañ ci dolli commune bu ñuy wax Jaxaay Parcelles Ñàkku Rab waaye du commune bi yëpp mooy dugg ci Jaxaay Parcelles du commune bi yëpp mooy dugg ci département bi. commune u Jaxaay Parcelles Ñàkku Rab boobu dañ ciy génnee Ñàkku Rab taqale ko ak Tivaouane Peulh génne ci Médina Thioub taqale ko ak Sangalkam. ndaje bi mooy juróom-ñaareelu yoon ñu koy def janoo nguur gi ak taskatu xibaar yi décret bi nga xam ni moom moo jëm ci coppite yooyu ñu gën cee yaatal ñu bari xalaat ni lii dina indi coow ñaari jëwriñ yi fare ci nguur gi neneen lañu gisee. pôle urbain bu Diamniadio moom dina am particularité buy am foofu ci pôle bi mais loolu dinañ ci ñëwaat plus tard beneen bi mooy zone boobu nga xam ni mooy zone u Sangalkam Bambilor Tivaouane Peulh ñàgg ak Jaxaay ci dëkk yooyu ñu fa jëlee wax na ko léegi Ñàkku Rab day fekki Tivaouane Peulh ñàgg Médina Thioub day fekk ci Sangalkam wante tamit Bambilor na mu tëdde woon dootu ko tëddee niti ndax dëkk yi nekkoon en amont yépp boo génnee autoroute à péage bi ba ngay egg Sangalkam ba ngay egg Njaxeraat Njóobeen di Noflaay yooyu yépp dañ leen di boole léegi mu nekk benn commune muy commune bu Sangalkam. ñaari jëwriñ yi di leeral ni lii dafa ñëw ngir soppi ci dundinu askan wi gën a yewanal gën a itam yombal nekkin bi. dañuy xool askan yi nga xamante ni war nañu mën a dajaloo wala ci wàllu économie ci wàllu koom seen ànd mën na gën a yéwénal seen nekkin wala ci wàllu sax découpage administratif bu ñu ko defee sous préfecture yi ni ñuy taxawee ak préfecture yi dina gën a yéwénal doxalinu état ba lépp loo xamante ni yittewoo nañ ko dina gën a bar ci ni nga xamante ni solution yi noonu lañ koy apporter. di daje fii léegi fukki fan ak juróom ci beneen ndaje bu mel nii ñu koy amalee ci bile béréb waxtaanee fi itam lu soxal askan wi. ci daggaat gox-goxaat yooyu li ak élection locale yi nar a amal déwén ministre de l'intérieur mi ngi dalal xelu askan wi nee na bépp ponk boo xam ne daf ci am ay woro dinañ ko lijjanti ci code électoral bi lu ñeel xoolaat carte électeur yi moom Antoine Félix Diome ne it lépp loo xam ne tukkee na ci liggéey bi ñu door dinañ ko siiwal ba ñëpp jot ko bu jamono ji egsi dañ koy déglu ba léegi ci micro Maimouna Ndiaye ak Youssou Baro. su fekkente ni def nañ découpage bi léegi. du indi benn rëq-rëq wala du indi benn jafe-jafe ci wàllu carte électorale bi ak ci carte électeurs yi carte d'électeurs yi ak ci nombre de députés yi ak leneen lu ci aju élection wu député yi naam concerné wul élection locale ou élection territoriale wu janvier 2022 yooyu waaye ma koy leeral ni Sénégal am na histoire bu yàgg ci organiser ay élections ñu am ay fonctionnaires yu xarañ yoo xamante ni ci wàllu waajal élection lu ñu mën la te lu ñu xam la te am découpage administratif bu créer département wala ay communes du lu bees ci Sénégal depuis 1972 ak léegi am na at yu bëri 76 ci Louga. ay 2011 avant 2011 2008 2002 donc yàgg nañu am ay découpage administratif ci Sénégal du lu bees te saa yu découpage administratif amee.
ci wàllum koom ba léegi Sénégal fexe na ba ñu lebal ko lu toll ci 775 millions d'euros ci eurobond yi maanaam 508 milliards francs CFA boo koy xayma loolee dafay tekki ni investisseurs yi ñu ngi wéy di wóolu réew bu Sénégal mooy gis-gisu Habib Ndaw moom moo jiite observatoire qualité finance fii ci réew mi loolee it la économiste bi di docteur Thierno Thioune gisee xaalis bi dina tax ba Sénégal mën a financer ay projet Alhassane Ba ak Mohamed Dieng ñoo ci def ab gëstu. dafa fekk ni Sénégal am qualité signature bu am solo moo tax mu jot ci financement bi ni toll. malgré que ñu ngi wax taux d'endettement bu élevé avoisinant plus de 64,5% jege aussi plafond communautaire bi mi ngi wane ni ba léegi aussi Sénégal pays bu solvable la aussi Sénégal am na qualité de signature et puis n'est pas exposé risque pays yi nga xam ne tey jii fonds vautours yeneen yi nga xam ne Sénégal soxlawu ko tey jii échappé na si. d'abord délégation sénégalaise bi demul fii la toog ndax crédibilité ak signature bu leer. ñu bugg ñoo lebal 3500 milliards waaye ñun Sénégal ñu ngi soxla woon que 508 milliards. levée de fonds bi ñu amal nekk ab moyen pour Sénégal mën a financer li nga xamante ni moom mooy déficitam. dañoo soxla ay ressources pour doxal programme yi te programme yooyu bu ñu koy doxal état day def dépense parce que état mooy acteur principal bi te dépense yooyu day jural li ñu mel ni déficit te déficit yooyu bu amee faw état di ko financer ci fànn woowu nag la état di demee sur le marché financier régional sous-régional wala international di dem wuti ji bor. lu jëm ci càkkutéefu niilal dettu réew yi fare ci Afrique amul lenn li nga xamante ni nag am na ci wuute mu di li mu xamle moom secrétaire exécutif observatoire de la qualité des services financiers. parce que annulation de la dette bi président Macky Sall dafa bëggoon ñu jël ñu dette publique bi mooy li Sénégal amel yeneen pays ñu annuler ko. mais dette privée bi mooy bi ñu ameel comme eurobond yeeg yi mooy yi ñu ameel les institutions financières internationales les banques internationales dette boobu président Macky Sall waxul ñu annuler ko daf ne nañ ko restructurer. koppar gi nga xamante ni toll na ci juróomi téeméer ak juróom-ñetti milliards ci suñu koppar dana tax ba Sénégal dugal loxam ci lépp li nga xamante ni projet gazier la waaye itam mën a rembourser dette bi nga xamante ni defoon nañ ko mu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukki milliards ci suñu koppar ci atub 2014 ñu waroon ko fay ci diirub fukki at. jaajëf Alhassane Ba fii la ñuy yem ci xibaaru marax yi 20h incha allah journal en français di ngeen ci ànd ak Chérif Diop di leen ñaanal guddik jàmm ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.